asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fattaahu habu ya rasaqu ya mayki to habdiya wasukuni kuni ana dayhi asila ajilan bi bisi mahmadin hatta qamani dina kana yasir ju'i tuba wa hamini wa qini adal wa utrib bi samaskana kasama wal aradi wal hawa bila musharikin ya mashkuna ajib وسلم بسليم الحسن دي محمد وتهدي طائفا بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله آمين. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi siyaare waa al Abdul Xadim waa al Ibadul Xidma ñëpp rek ñu ngi di siyaare xam naa di ñaanal ñi fi bàyyi ko ku mel ne xalifa sëñ ñëw si la ba nga xam ne bàyyi ko na fi ba ki démb wala bëkkaati démb ak ma gis suñ xaban Jóob moom ci kokki waaw ak xëy suñ soo bi ñëpp rek di leen dolli ñaanal yàlla may leen ak njëgal xam naa waxtaan wi tey mooy loolu nga xam ne kooku nga xam ne ci ministre yi la ba bokk dem Israël ca xaayitul buraq maanaa siif yi dañ koo bëgg a def ne ab jullikaay boo xamante ne foofa ñoom bëgg caa jaar toj masjidul aqsa njàkka ja ne haykalu Sayyiduna Suleymaan ba fa la nekkoon jàkkaam ja xam ne lii nga xam ne mooy jàkka ji dañ ko bëgg a doon toj ne jàkka seen jàkka jooju lañ bëgg a dugal xayitul bu baax boobu ñoo ko fa indi ci ay lay yoo xam ne mu arrêté xaw yi dakkuruñ ca waaw xamante ne képp koo xam ne dem nga fa julli fa. loola kon yow doo jullit kon yow ku fay dem di fa julli doo jullit xanaa ma ngaa doon nag leneen nga xamante ne ku fay julli ko ne da ngaa nangool ne siif yi ñoo moom foofa lislaam kon moomu ko loolu nag ci xam naa walan tarda ankal yahuudu wala nasara xataa tattabia millatahum maanaam moom tubaab bi ñoom muy siif yi ak nasaraan yi du nangul jullit ñi mukk fekk bàyyiwuñu suñ diine ji nangu leen topp leen ca loola moom moo tax ministre yeeg ambassadeur yeeg président yi adduna bi nga xam ne tubaab yi la not ñëpp ak tubaab yi nga xam ne ñoo note ñoom ñëpp bu ñu demee dañuy dem foofa ca xaayit ba ndax la muy symboliser mooy ne siif yi moom Baytul Maqdis loolu nag moom Sénégal noonu nga xamante ne ca Nations Unies maanaa léegi melefu Palestine moo ko fa yor ca jamono si ba tey jii xam ne moom commission boobu moo ko jiite loola su ko Sénégal defee ci politique rek ci wàllu politique moom mooy kon génn na ca loola kon moom weddi na lëm dareen te woon ak Palestine waaye nag li nga xam ne moo rëy lool mooy kon kookee def jëf jëf war naa tuub delluwaat ci islam maanaam Sénégal gi nga xam ne jópp ñëpp ay julli lañ kon tooñ na leen ndax ci seen tur la jalgatee l'islam xam naa ne nag noonu naqaru rek mara amin ko munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi bu dee mooy kilifa yi kon ñoomam loola lam yastati' su mënut nag fa bi lisaanihi mooy noonu fa lam yastati' nag su mënut nag maanaam naa ne fa bi qalbihi
te mooy loolu mbooloo yi dégg su waxtaanee borom xam-xam yi lañ ca man mooy naqalu xol borom xam-xam yi lañ ca man mooy fàttaliwaat diine ji démb ji xam ne liimaan ak lislaam ak lisaan liimaan moom ci xol lay nekk cër yi dal di koy dëggal loolu yéen di alayhi salaatu wasalaam waxoon waaye tubaab bi not nañ domination totale la tubaab bi def not nañ tubaab bi jaar ba weddiloo nit ñi yàlla weddiloo nit ñi yent bi alayhi salaatu wasalaam weddiloo nit ñi ñàngale le mag ña jaaxal na ma jàmbaar lañ de ana sëriñ sa ñoom ana sëriñ sa ana ña fi nekkal lislaam anañu loolu laaj la bu mat te laaj boo xamante ne la xaw ma lu cay pexe ana sëriñ sa fi nekkal lislaam ana sëriñ si nga xam ne seen teraanga jëpp ñu am ci àdduna ji ñu ne yëpp islam rek leen ko may mantob islam bi ana sëriñ sa ko sol ana raayeb islam ak ana sëriñ sa ko yor loola lu mat te laaj la lool xamaa nag réew mi ngi naa dañ ne réew mi laïcité fii dox kon xam naa kon daal mi ngoog xaabil ak naabil dañuy jaxasoo lislaam ak kéefër lépp mën naa jaxasoo waaye nag wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha al-kaafiruun. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokku groupe yëpp di ci jiital sëñ Xaadim di jégalu ci géej dugg beeg xam ni itti la ak jàppandi géeg yooyu daal dama nekkoon fan yi ci ay xat-xat ci wàllu liggéey beeg yooyu di siyaare kilifa yi nekk ci groupe yëpp di leen waaye maa ngi topp waxtaani di topp liggéey bi di ñaanal kilifa yi fi nekk yëpp suñ boroom yàggal leen fi te bàyyi leen fi defal leen gudd fan ak wér ñaan suñ boroom barke liggéey bi ñuy def ak tàbbal ci yërmandeem ci mbaaxam di nuyu sëñ Xaadim bu baax di ko ziyaare ci liggéey bi ak mboolem ñu ko àndal man nag tey dama doon yi sëñ Moustapha dugal nii ci laa bëggoon a wax tuuti rek ci lu am solo li mu wax li mu wax ci kii bi nii ci li Sidiki Kaba def ministre des affaires étrangères bu Sénégal def ko ci mur de lamentation ba fële ca Aqsa lii nii c'est sans précédent en fait ci ndax bi mu ko defee dama doon gëstu ci histoire OCI organisation du conseil islamique gëstu ci histoire Sénégal ndax am na ku mës a def lii ñëw sol kippa bi nii dem ba ci muru lamentation yi ci contexte boo xamante ne Netanyahu mi ngi bëgg a def Jérusalem capitale Israël ba Donald Trump wax ci loolu ne dafay dem installer ji ambassade du États-Unis foofu ca Jérusalem lii Sidiki Kaba def lii c'est un sans précédent en fait ndax amul benn ku bokk ci conseil islamique bu mës a taxawee nii jaare ko ci fii nii mu nekk nii ngir lu sa relation diplomatie ànd ak Israël nga mën a def lii c'est tey jii nii Sénégal ñëpp a waroon jóg dénoncer li mu def nii parce que lii nii c'est très bien maanaam lu ñu xalaat la lu ñu réfléchir la lu ñu nas la bu baax a baax def ko nii de manière gratuite ci 4 pays boo xamante ne bu mel ni Sénégal la ay 23 décembre ku ko fàttaliku 2017 ci le Sénégal ak Nouvelle-Zélande voté woon maanaam sooke woon résolution 2334 bi nga xamante ne moo tax Assemblée générale des Nations Unies condamné Israël ci wàllu colonisation yi bi mu ko defee Israël dafa daal di rappeler ambassadeur am Sénégal wax ni dina jël ay sanctions contre le Sénégal léegi nii lii nii israéliens dañ ko def surtout sionistes yi dañ ko def pour wan ñeneen ñi position bi nga xamante ne Sénégal amoon na ko te Sénégal moo jiite
conseil bi nga xamante ne moo taxawal pour les droits inaliénables du peuple palestinien fële sa Zurich Suisse pour wan le monde entier pour wan le monde musulman wan ñëpp ñi nga xamante ne Aqsa am na fu mu toll ci ñoom que Sénégal la fa nekkoon wonni na te ki koy def mooy Sidiki Kaba mi ay mbiram warees na koo gëstu kii waruñu koo bàyyi nii rek mu nul comme ça parce que acte bi mu posé nii c'est sans précédent en fait c'est très atlantiste maanaam c'est non seulement c'est sioniste mais c'est atlantiste ci pays boo xamante ne pays bu mel ni Sénégal ak histoire mi am depuis Senghor kenn sañu ko def ci muy Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade wala ku mu mën a doon ci ministre des affaires étrangères mosoo dem ci mur de lamentation pour joxe symbole bu toll nii kon donc lii nii bu doon yenn li ministre palestinien bi du tourisme def ne réclamer ay sanctions pour état du Sénégal sénégalais yi seen bopp ñoo waroon laaj compte musulmans yi surtout dans un pays à majorité musulmane xool problème palestinien yi ni mu amee sensibilité te semaine bi yàggu rek c'est dans la semaine israéliens yi ñu ngi bombardé palestiniens yi ci Jérusalem Est ak Gaza te Gaza ku ne xam ne ni depuis presque 10 ans ngi nii sous embargo la nekk ñu ngi toj seen hôpital yi ñu ngi toj seen école yi ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di jàpp un Sénégalais bu toy ni Sidiki Kaba nekk représenté Sénégal un pays à majorité musulmane à 98% mu war a dem ci mur de lamentation sur le côté israélien pour mën a def pour donner ce symbole là ci àdduna lii lu doy waar la lu nit ñëpp war a naxarlu ndax position bi nii demeewu ko ci turu Sénégal lii ci turu kenn xamul ndaxam franc-maçonnerie la kenn xamul ndaxam sioniste la kenn xamul ndaxam lii c'est atlantiste kenn xamul ban message la bëgg a joxe à travers lii Sidiki Kaba def lii dafa ruslu ci état bu mel ni Sénégal dafa ruslu ci pays bu mel ni Sénégal un pays musulman nga xamante ne autorité bërki démb bu yàggul ambassadeur bu Palestine dem na ci sëñ Mountakha Mbacké waxoon ne ko foofu ca Palestine may nañ la nangami ci lu toll ci suuf pour nga mën faa tabax kër sëñ Touba mu nekk lien yoo xamante ne depuis des années et des années autorité palestinienne mi ngi koy entretenir ak état bu Sénégal un ministre sénégalais des affaires étrangères am audace su def lii au nom du Sénégal lii normalement chef religieux yëpp ñoo waroon réclamer des sanctions vis-à-vis de Sidiki Kaba même si dans si état wu laïc lañ nekk mais lii nii par jour la boo xamante ne wala wax la boo xamante ne wala jëf la boo xamante ne daf ko def à l'endroit de tous les musulmans du monde ci wax leen ni jàkka ji représentation bi mu am ak symbole bi muy représenté ci wàllu ak njullite ak ci wàllu diine l'islam moom loolu lépp da cee teg tàkkam teg ci loxoom loolu itteelu ko kon lii wax dëgg fa yàlla lu ñu war a sa naxaru la lu ñu war a sa mettu la ndax lii dafa rafetul jekkul jaadul nga def ko say mbokku jullit d'autant plus que sa mbokku jullit yooyu noonu suba ak ngoon israéliens yi ñu ngi leen di bombardé israéliens yi ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di def attentat ciblé di amuñu école amuñu fu ñu dëkk ñu ngi nangu seen tool yi mënatuñ def dara ñu ngi leen di xoj Gaza tey boo xoolee carte bi sa yaram bi dafay daw nga xamante ne daanaka palestiniens yi dañ mel ni Cisjordanie boo ko xoolee palestiniens dañoo mel ni ay nit ñu nekk ci ngunu te loolu lépp bëgg a jël Jérusalem def ko capitale Israël kese moo tax ñu ko def moo tax ñuy grignoter territoire palestinien depuis 1960 ba léegi nag Sidiki Kaba li mu def nii mooy yéen li ngeen doon bañ nangam ak nangam ak nangam tey jii nii am na ministre bu bokk ci réewu jullit doon un noir ñëw def ko lii la ñuy wax un nègre de service maanaam nit ku ñuul koo xamante ne tubaab bi rek la fi nekkal moo tax nguur gi nii yàlla leen fi suñ borom jëlee ci mbaaxam ak yërmande ngeen baal loolu rek la amoon lu ma ciy jottali jërëjëf sëñ Moustapha wax ji rafet na lool. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi rafetlu jotaay bi ci liñ doon wax rek ci Sidiki Kaba ci wàllu Israël ak position bi mu taxawee nga xam ni yéem na naqadina jullitu Sénégal ak jullitu àdduna bi yëpp xëy na
Sidiki Kaba demul seul, am na symbole, am na lu mu bëgg a wane loo xam ni musulman yi la koy wan, mais tamit jàppale ak maanaam sukuraam bu muy defal juif yi, ndax xëy na du lépp la ñuy mën a wax, mais juif yi àdduna bi lépp lu jëm ci wàllu finance ñoo ko contrôlé. bi Sénégal jëlee résolution bi ñu doon rafetlu ñëpp kontaan ci jullit ci wàllu Nations Unies ba mu indil Israël mer boobu, rapidement la situation bi dem ba yàgg nga dégg ni juboowaat nañu, mais juboo googu day am lu koy firndeel. tey mun nga ni lii Sidiki Kaba def ci la bokk, ndax finance internationale boo déggee juif yi ñoo contrôlé. donc Sénégal boo déggee récemment ñu lay bàkku naan lépp nañu 1000 xaw ma nan ñaata eurobond, buñ ko ci ay conditions yoo xam ni diisul torop, booba juif yi dañoo joxe seen accord, mais buñ joxee seen accord am na un retour, c'est-à-dire buñ la meree am na un prix à payer. boo bëggee leb doo am foo lebe, wala condition de leb yi day difficile. mais bu fekkee tamit sukk nga raam wan leen sa cofeel ak say nangam ak sa kii, am na nu ñuy def ba la nga bëggoon di nga ca mën a jot ak woyofal. donc li ñuy wax naan tout est lié, am na lu ñu mën a wax ca kaw, am na lu ñu mënul wax ca kaw, mais bu fekkee ni da nga nekk nation yu mel ni suñu yos yi nga xam ni da ngaa jël buum takk sa baat jox leen, kooku fu leen neex lañ lay diri. te actuellement nii liñ naan ils n'ont pas le choix, parce que ñoom ñoo choisir loolu, ñoom ñoo choisir ñàkk indépendance, ñoom ñoo choisir jaay sam réew, bañ a dunde sa ñàq. donc dugg ci politique boo xam ni koppar ya nga soxla, liñ naan ku ëmb sa sànqal xaw ma ëmb sa suba, xam nañ koy ci wolof wax ci wolof, moo leen dal. te du yomb a dindi, ndax lu ñuy gën a dem ñuy gën a nekk seeni jaam yoo xam ni indépendance dootoo ko am. donc situation boobu la ñuy dund actuellement. xëy na am na leneen lu ci laxasu, mais ci biir, mais tout est lié. donc du geste simple nii rek loo xam ni daf koo neex wala dafa bëgg a saboter, mais dafa fekk ni Sénégal ci boppam bu mu jaam de plus en plus ñu nga cay dellu. te en fait xëy na comme li ñuy wax rek affaire relation entre état la, du lépp la ñëpp di xam, du lépp tamit la ñuy mën a wax. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum waa Al-Hibadatou wal Xidma, maa ngi leen di nuyu bu baax di jaar suñu mbokk moom nga xam ne moo fi wàññi ko, di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu yërëm ko ci jéggal ko. di wane sama naqar rek ci li nga xam ne suñu ministre des affaires étrangères di Sidiki Kaba def na ko Israël. yaakaar naa sëñ Moustapha Diop France leer na ci lu bare bari ci yi nga xam ne moo nekk diggante Israël ak Sénégal. li ma bëggoon a àddu tuuti mooy ci Sidiki Kaba moom ci boppam. Sidiki Kaba ku ne xam na ne ku yëngu ci wàllu droit de l'homme la, te ci kàngam yi la bokk. te ñooñu nga xam ne ñoo yëngu ci droit de l'homme ku ne xam ne seen doxin mooy droit de l'homme bi ci ni ko tubaab bi xalaate ak na mu ko bëggee. te damay fàttali ne Sénégal réew mu tuuti la ci boo xoolee àdduna, ci wàllu àdduna rek, waxuma la ci mbirum baatin ak li ñu yàlla may ci kilifa, waaye bi nga xoolee ci mbirum baatin ak ci gis-gisu tubaab bi réew mu tuuti la. Sénégal demoon ci monde bi ñaari organisation droit de l'homme yi fi gën a rëy mooy fédération internationale droit de l'homme. Sidiki Kaba mi dem na ba jiite ko, ba fi ne dañ ko def président d'honneur à vie fédération internationale des droits de l'homme. beneen bi am na bu ñuy wax Amnesty International, boobu itam demoon na ba sénégalais ku sant Sagna suma jumul jiite woon ko. nga xam ne am na jamono ñaari fédération yi gën a rëy ci monde bi ñaari sénégalais ñoo ko jiite. loolu nag dafa am lu muy joxañ réew moo xam ne ci gis-gis tubaab bi ak ci xaymakaayu tubaab bi réew mu tuuti nga dem ba ñaari organisation droit de l'homme yi gën a rëy ci àdduna bi ay sénégalais jiite ko, loolu am na lu muy wane. day wane dire pas ne Sénégal réewum diine la mu mag moo xam ne ñoom bàyyi nañ ko xel te dañ ko bët. day wane kon ne ñoom luñ bëgg a xeexee diine fokk ñu jaar ko ci réew yu mel ne suñu réew mii. kon lu ñu am lu rëy la bu ñu ko xeeb ci wàllu diine.
maa ngi fàttali am na année boo xam ne ñoom ñaar dem nañ di jéem a gëstu prison américaine yi jamonoy Bill Clinton la su ma jumul ba Bill Clinton naan mais ana kan mooy ñaari Sénégalais yi ñëw di fouiller suñuy dugg ci suñuy mbir Bill Clinton ko ma George Bush année boobu réaction boobu la ci amoon mais ñen ñooy ñaari Sénégalais yi ñëw di jéem a fouiller suñuy mbir fekk ñu ne lañu jéem a xool ci prison américaine yi affaire droit de l'homme Sidiki Kaba moom tey jii bu ngeen fàttalikoo Israël bi Sénégal di résolution boobu ak Nouvelle-Zélande su ma jiwul yaakaar naa Mankeur Ndiaye fi nekkoon muy diplomate bu ñëpp xam di jàmbaar ku ne xam li mu liggéey waaye gis nga ba loola jàllee dañ ko daal di bale sànni ko fële daal di indi droit de l'hommiste muy Sidiki Kaba te bi nga xamee ne fexe nañ ba dellu si waat relation diplomatique bi bu ngeen fàttalikoo Donald Trump bi mu décidé signé ne Jérusalem mooy capitale Israël Sénégal indi résolution boobu ci Nations Unies dafa génn télé piis benn bëtam di nappaate ne réew yi nga xam ne dañoo contre ñoom ñoo dugg ci Nations Unies di jéem a def résolution yi xàmmee naa leen danaa jëflante ak ñoom xàmmee naa leen nga xam ne Afrique booba Togo gii nga xam ne président bi daa fas yéene lang ci nguur gi moo jàppale woon États-Unis ci reconnaissance boobu ak Burundi gi nga xam ne ab dictateur dafa nekk boo xam ne nii mandaam jeex na bu yàgg bëggut a wàcc ñooñu rek ñoo jàppale woon Donald Trump Sidiki Kaba moomu tey jii fi ñuy wax cour de la Haye nga xam ne dañ ne cour internationale de justice la te cour boobu duñu fa denc lu dul ay africain fa la Laurent Gbagbo nekk ay Charles Taylor bien que ñoom duñu exemple def nañ lu noonu waaye africain dong lañ fa denc tey jii am nay jamono am na ku bu ne woon Benyamin Netanyahu dañ ko faa war a àtte waaye dañ cee teg seen tànk cour booba tey jii conseil des ministres ba nga xam ne mooy saytu loola Sénégal lañ ko dénk Sidiki Kaba mooy seen président loolu yëpp day wane kon yoon ma mu taxaw fa mu teg tànkam li mu def nii du erreur lu ñu calculer la bu mat sëkk teg ko bëgg na prouver ci kanamu àdduna bi Donald Trump ak Israël ne na Sénégal fii la taxaw waaye nag mbir maa ngi noonu kon ñun nañu xam ne loola muy def lim ñuy wan rek mooy Sénégal tolluwaayam ci wàllu diine ak màggaayam ci biir àdduna bi ci wàllu diine ginnaaw ñoom seen i nattukaay dem nañ ba teg ba Sénégal kon ñun tam suñuy nattukaay dañuy wan ne ñun contraire bi la mooy réew mu rëy rëy lañ ci àdduna bu am doole kon nag ñun dañuy jàpp ne loolu mu def tooñ na Sénégal tooñ gu rëy rëy waaye day ñaan suñu borom tooñ googee lépp mu këpp ci kawam ndax ñun suñu yoon nekkul ci loolu bu ñu sañoon loolu du am te ko tànn moo ko tànn boobu ñun tànnuñu ko teguñu ko fi ministre seen i pexe moo leen fi rek ñi nga xam ne daal kon gis ngeen droit de l'homme ci seen taxawaay loolu laa amoon lu ma ci wax di jégalu ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu mbokki daara ji di rafetlu kàddu yi Serigne Moussa Diop ko kii mu wax ci ak Serigne bi numéro bi tàmbalee 33 ak Serigne Ousmane Gueye leeral liñ ci yokk ci mbirum waa jooju demoon Israël dafa ñaaw te foofu mu def ci turu Sénégal mu naqari ñëpp ñi nga xam ne lu baax ñor na leen waaye ñu war cee xame it ne ñun julliti Sénégal war nañu jógaat dafa mel ne am na ci sunu njiit yi ñoo xam ne sag bi li Sénégal am ci diine lañ bëgg a yàq moo tax li Serigne Moustapha di laaj ne ana kilifa yi jàpp naa ne lii war nañ koo jottali kilifa yi bañ wax ci ndax it nag ñaawteef la masjidul aqsa li muy tekki jàpp naa ne kenn koo xam ne da ngay tuddoo ne ab intellectuel nga jafe-jafe ba fa nekk wër la ump kon am na ñaawteef yoo xam ne noonu Sëriñ Ousmane Gueye wax ne mbir mi du njuumte lu ñu nas la tër ko doxale ko nii daam luñ ci jublu loolu laa gëm man kon nag noppi ci bàyyi noonu mu jàll rek jàpp naa ne du war teefu jullit ñi kon ku ci man rek munkar daal la taxawaay bi ci war a jullit mooy la yéen bi asalaam waxoon ku ko mën a soppi sa loxo na ko soppi ku ko mën ci wax na wax waaye ku mënut na ko bañ ci sa xol boole ci di ñaan yàlla ñi koy taxawee suñu borom alak leen ndax ñaawteef la moom loolu daal jàpp naa ne war na fi ci war ko bàyyi xel bokk ci yi ñaan daal xam ne sunu rumuusi diine moo nekk ci tartar fi mu ne am ñu taxaw temm ci bëgg koo dindi ci kaw suuf si fexe ba du tekkee fi dara dafa nga ne ñaawteefu tuddoo diine def lu mel noonu te bu dee ci mbiri diine yi kenn mësula dégg fenn fu ñuy woote diine nga teew fa kon lañ la xamoon démb it mooy di défendre yoo xam ne kenn mënu koo défendre ci diine
da ko layal ak di aar ña ci yëngu loolu ñaawteef la woo xam ne jàpp naa ne ñun ñëpp war nañ koo ñaawlu waaye ñi ngi ñaan kilifa yi ak ñi jaxasoo kilifa yi ñu jottali leen ko leeral leen ko bañ mën cee génnee kàddu bala ñi koy def xam ne li ñuy def ñi ngi ko seqal kenn àndu ak ñoom xam nga bu doon ñoom ñoo koy def seen bopp suñu yoon ñoo xam ñoo bu leen neexee génn ci diina ji ndax ginnaaw lislaam atewu fi boo lëggee dañ day seen borom waaye nag di ko def ci turu Sénégal loolu mooy li nga xam ne benn Sénégalais war koo nangu jërë ngeen jëf